important Abdoulaye. Alors bu fekkee ne ñëw nañu ci autorité bi nga xam ne moom mooy fixer le prix de l'arachide muy Sénia est-ce que maîtriser nañu les coûts de la production maanaam baykat bi nga xam ne li mu ci def ak li mu ci dugal ne koppar ñenn ñi jàpp ne dina dem ba kilo bi dinañ dikk sax ñaar fukki dërëm ak juróom-ñeent maanaam 190 ñenn ñi dem nañu ba jàpp ne li ñu ciy daj ñoom ci gerte gi kilo bu nekk dinañ dikk 210 francs donc bu neen yokkalee ay 20 francs 30 francs du loolu la ñu doon xaar. man li ma ciy wax rek mooy comme Thiam li mu wax sànq c'est-à-dire que il faut que ñu xam ne c'est pas l'État du nguur gi moo jël moo fixé prix bi. prix bi comité national interprofessionnel de la filière mooy Sénia moo ko fixé. moom moo ko fixé proposé ko président nangul leen ko donc du état loolu dama bëgg lëndëm boobu dama bëgg mu génn ci xelu ñëpp. du état mu fixé prix beneen bi aussi prix bi nga xam ne moom lañ joxe mooy li tubaab di wax prix plancher mooy prix boo xam ne mënuñu jëndee. mais Sénia dañuy proposé état moom mooy approuvé. waaw dafa approuvé. donc ça veut dire que du initiative voilà initiative bi du état donc baykat yi te Sénia aussi. c'est le comité interprofessionnel de la filière maanaam baykat yi ñoo dajaloo ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci gerte bi fixé seeni prix donc état bi yoonam nekku ci beneen bi prix bi il faut ñu xam ne prix plancher la te état bi rôle am mooy équilibrer partie prenante yëpp yi nekk ci gerte parce que gerte ñeenti ñii dañu war a nekk ci gerte benn partie production bi dafa war a nekk pour l'arachide de bouche mooy tiga-dege bi ñuy wax pour mbaxal yeeg yooyu wala gerte caaf bi beneen production bi mooy pour exportation beneen bi mooy pour semence bi beneen bi mooy pour les huiliers mais boo xoolee plus de la moitié rek exportation huiliers yi yóbbu nañ ko tey prix bi état bu ko bàyyi woon rek marché bi dicté loi am loolu baaxul kon ñun suñu huiliers yi duñu mën a jot ci gerte bi bu boobaa usines yi dañuy daanu. bu boobaa mais sax taxul huiliers yi jot ci. mais baax na huiliers ñu ngi ciy jot ndax huiliers yi problème bi ñu amoon Sonacos problème bi ñu amoon mooy autofinancement bi ñu amoon. je pense que ren Sonacos daanaka bi campagne bi commencé ak léegi ñaari camions. non la Sonacos amoon mais dégg nañu alors que ay fukki camions ñu ngay jóge Passy. mais des na di dem ci yenn ay gox gox yi ñoo koy jënd. mais une semaine la ñu defagum te campagne bi mi ngi dem ba 25 mai incha allah donc nañu xaarandiku bu ñu yàkkamti ndax directeur général Sonacos génn na wax na ne moom jot na financement te wax na ko télé jot na financement waa bis jox nañ ko xaalis pour mu jënd gerte bi donc nañu xaar te parce que prix bi tey buñ ko bàyyi woon loi du marché rek dicté problème bi du Sonacos jënd gerte bi Sonacos prix bi mu bëgg a jëndee moom la baykat yi bañ ne duñu ko jaayee donc lu mu mënti am ci financement te yokkul prix boobu jafe-jafe lay doon digganteem ak baykat yi liggéeykat yi dégg nañu leen ñu xam le ne ña nga yuux wàllu ndax su moywul da leen daloon daaw dina leen dal maanaam ñu wàññi yenn ci personnel bi Fat Abdou il faut ñu xam benn affaire baykat yi dañ leen subventionnel gerte bi semence yi état moo jël ci gafam subventionnel leen ko kon ñoom moomuñu seen bopp tey bu dee ab gummala mii moom moo jël financement personnel def ci jiw def engrais ba am production am lu ko neex jaay mais baykat yi dañ leen subventionné à hauteur de 50% production bi passé ci subvention donc état tey il faut mu équilibrer loolu pour ñu mën a dem ci campagne boo xam ne day apaiser gis nga tey gerte bi tey bu amee engouement bi autour de cette filière tey dama ne gerte bi deewoon na ñun ñëpp fii la ñu fekk filière bi demoon na ba jeex tàkk nee naa la ancien régime bi président bi dafa taxaw ne carrément nañu bàyyi bay gerte dem bay tabanaani tey Macky Sall moo fi indi gerte bi gën ko doolelaat de par le maquisme agricole parce que tey gerte boo xoolee tey ni tubaab bi doon def tubaab bi dafa jëloon bi ko fëy rek ne carrément le Saloum da ngeen di bay gerte mu ne Waalo da ngeen di bay ceeb tey Macky Sall indi fi la diversité de culturelle tey da ngay dem de gerte bi li tax mu bari tey les périmètres emblavés. rapidement nga daanele foofu. waaw les périmètres emblavés tey da ngay dem ba jusqu'au nord au sud toutes les zones aujourd'hui écologiques poussent de l'arachide moom moo tax tey on a des records et des contre-records par contre semence bi muy wax ni bu doon semence bi baaxul production bi du jóge 400 000 tonnes ba dem 1 432 000 tonnes daaw ren ñuy xaar 1 800 000 tonnes. alors bu ñu déggee Ibrahima bu ñu déggee Serge moom mooy wane ne ginnaaw bi nga xam ne dañ leen a subventionné li semence bi waroon na tey ngeen am sax ne serait-ce que patriotisme. mais bien sûr balaa ngeen a jaay ñi nga xamante ne mooy chinois yi ngeen xalaat suñu entreprise locale yi. waaw xam nga ñun dañoo delloo ci njàmm
ni ma déggee Ndiaye waxee ñun dañoo delloo ci njaam ndax it nag bu nekkee suspension rek moo tax ñu bugg ñuy tënk ci 40 kilos gerte. nga tegal ci 2000 francs buñ la ko joxee sax ñun dañ koy xolli di jaay dañ koy jaay 40 kilos yooyu nga ciy tegal benn 2000 francs ñu xañ la 300000 wala 500000 ci sa bénéfice ci sa nawet dama ne nañ bax jiwu woowu. waxtu wi ñu toll man sama yaram dafa daw ci baykat li muy daj ci àll te nawloowuñ baykat. ndax lu tax ma ne nawloowuñ baykat ñun buñ toogee. ñu taxaw di wax ci ministre agriculture man dama naan ministre agriculture bi bu gën ministre bi jaaragut fi liggéey na liggéeyam baax na gis nga nit ki dina fay wax dëgg te yàlla rek tax daaw bi mu joxee engrais bu bon ak jiwu bu bon dañoo dem ba ci moom ne ko li nga jox dara baaxut mais góorgóorlu na leen ba engrais baax na waaye waxtu wi ñu toll bu nekkee ñun kilo gerte Chinois yi dañoo ñëw ñu am taxe bu ñu leen teg taxe boobu ñu leen teg bu diisee si ñoom la daloon Ablaye Wade moo ñuy dalaat xam ci département ke moo ñuy dalaat ndax ñoom buñ dawee baxee ñoo gumbala mii duñu am lu ñu gënal de duñu am lu ñu gënal de lu tax duñu am lu ñu gënal ñun opérateurs yi lañ nekkatoon te ñun biñ nekkee ak ñoom ñun xam nañ lan la gerte doon saf waaye bi Chinois yi dikkee xam nañ lan la gerte di faj saf ga métti la faj gi soxla la maanaam Chinois yi leen gënal daal ñun ci jamono ya ca gannaaw boo demee année 80 jëm gannaaw 80 baykat da daan bay gàddu gafakaam ñëw ci presaak sukk jënd oto danaan sukk def gétt danaan sukk jënd billet dem màkk tabax kër jënd gétt waxtu wii baykat yi amul kenn ku ko ci man te waxtu wii la gerte gën a am maanaam la gerte gën a am prix bu ñu gën a cher waaye amul valeur ndax xaalis bi ñu ko dévaluer la baykat bi yàqu moom yàqule ñu foog ne gerte dafa cher dama ne opérateur yi muy usine bi jëndee lu baykat bi bëggee jëndee fi ñu bëggee jëndee ni ñu bëggee jëndee ni nga bëggee kilo 300 francs wala 310 nga taxaw ne jox nga ma jiwu subventionné nga ñu xam nañ ne ndëgg sërëx bañ doon wax gis nañ ne kon seen na tey na wér na ne dana am lu ñu teg ci gerte ba gerte jar 250 kon ndëgg sërëx boobu la ñuy wax président am na yërmande ñu yaakaar ci moom ne moom lañ jox bopp réew mi te lépp lu nekk ci réew mi yàlla ak moom la ñu koy ñaan bu mu déglu kenn ci gerte gi ñu dellu nag ci seeñaa ñi nga xam dañu seeñu baykat yi ñoom booy wut kuy seeñu baykat dama seeti seeñaa ndax keroog ba ñuy taxawal prix man bokkoon naa ca ña demoon waxtaan wa nekk nañ fa ba 6 heures amul luñ mën a tënk ndax lañ xalaat man sama yaram dafa daw ndax ay mag ñoo xam ne ci Sonaca ci gerte lañ doon liggéey ba retraité ñoo seere seeñaa di nal dereti baadoolo yi mu wóor na ne prix bi ñu proposé woon ministre bi sax am na lu ministre bi xalaat yokk ko ci waaye ñoom lañ proposé woon sax yées na loolu kon buñ toogee kenn kuy tudd dama ne doom ji bi ñu ko tuddee mënoon nañu toog ci biir néeg bi ne pat ndi kon gerte gi dana jar lu romb lii waaye nag Sonaco bu taxawee ñu ne taxaw nañ jox nañ ñu jiw jox nañ ñu engrais ñooñu réglementé ni ñu war a jaayee baykat ba torox na kon ñun de la genn góor duñu wax mooy Alaaji Barab Ñas ci kër ma jibal ne fekk kilo gerte gi du kilo ceeb moom gërëmut te li mooy ñaan xàggagut ca kon waxtu woo jege nañu Fatou Abdou dañoo toll ci waxtu woo xamante ne baykat manta bay fi ne boo demee côté Batamar ci Foundiougne dama ne ñoom ñu ngay jaay 310 te ñoom ñoo gënoon a néew fu ñu daan jaayee tey boo demee ci àll bi lépp 310 waaw ñu bëgg a dëpp indi la si 250 tonne bu ne ñu xañ la si 60 000 ñu toog fii ci biir Ndakaaru ñoom yaakaaruñ bay dundee wuñ bay baykat bi di yaakaar bay di dundee mbay xam lan mooy traite xam lan mooy gerte te gerte gumbala nee na mooy or te xam nañ ne gerte mooy or fii ci Sénégal buñ doon ci njëg loolu nga xamante ne yegg na ba ci 300 francs jàpp 310 francs daanaka ña nga xam ne ñoom ñooy ay baykat wala boog ñuy producteur ñoom ku gën a indi lu koppar gu gën a bari rek moom la ñuy jaay maanaam 300 fu ci mel ne Diamagaaju nekk ci département bu Kaffrine noonu it nanu ko defee ba tax na la ñuy ñaawlu it moom mooy qualité lenn ci semence yi ak subvention bi nga xam ne jóge na ci nguur gi dañu ciy déglu ki nga xam ne mooy Madou Ngel nekk producteur ci Louba ba nga xamante ne nekk chef de village ci localité boobu ci micro bu nanga ko Bakayoko. ger laa tudd waaye Louba laa dëkk Louba man duuma borom dëkk Louba laa d'accord waaw waaye nag kontaan nañ ci li ngeen def nii ndax coono rek lañ nee fii ci dëkk bi ndax ñun bu nawet jotee jiw yi ñooy jox amu ci kenn kuy jiw wala gouvernement bi rek jox jiw woo gis gerte goo gis fii ñu koy jaay ñun ñoo ko jëndal suñ bopp wala nga denc ko da ko indi ci seko bi buñ ne ñu ngi ñoo jox jiw ñoo jox amul ñu benn njëriñ da ngay dem ci seko bëgg a jël jiw du doot dara ay opérateur ñoo fay dem suñu xamee loo ma 10 tonnes joxe ci adduna bi yëpp da ngay ñëw doo xam loo jëndee gerte ñu jëndaat ci yow gerte gi dellu ko jaayaat keneen da ko def ba dëkk bi daj ci loo mat benn oto. xam nga bon buñ ñu ngi ñoo jox jiwu joxuñu benn jiwu. loolu duur yoon te ñun gerte gi ñoo jaay ñoo ko moom normalement li ñoo jaay nii war nañ koo jaay ci prix bu ñu neex
koo fi gis mën a bay fa bay ba màggat taamu dara te mbay a gën a mit yéen xam ngeen ci dara yéen ñi ne fii kenn bayu ci ñun fañ bay ba màggat koo fi gis ku nekk tuuti la waaye mu nga béy jaaw toonoo ko waral taamuñ dara baykat yi nekk bii di réew ñooñu gën a développé fuuf ñun ci toroxte ci la ñooy dund si réew mi neewuñ fi dara loo mooy toroxtaande xamuñ dara loo xam ne baykat yi xam nañ ko fañ leen ay nor rek lépp ku leen ko teg loolu ku ñu koy teg ñi ñu war a dimbale te dimbale wuñu état moo ñu war a dimbale te dimbale wuñu kan mooy état mooy borom état mooy ñi ne ci gouvernement bi waaw ñi ne ci gouvernement bi ku leen fa teg président moo leen fa teg déedéet ñi ne ci gouvernement bi ku leen fa teg askan wi ñoo leen fa teg ñan ñooy askan wi xanaa ñun ñii waaw kon kay ñun la rek ñun kay wax dëgg yàlla ñun daal li ñuy dund moom sëñ bi kon lañu doon wax ñoom lañu doon wax métti yi ñun ñoo ko teg suñu non déglu ma sëñ bi lañu doon teguñ ko suñu bopp léegi bu ngeen ñu falee ñun bu ngeen ñu falee alors monsieur Goumbala bu ñu déggee li nga xamante ne moom la baykat yi également waxaat ba tey ci département bu Kaffrine est-ce que du Sonacos moom mooy nekk peut-être le grand perdant d'autant plus que nee nañu bi campagne bi dooree ak léegi ëpp na benn ay bés ñaari camion képp moo fa duggagum. waaw loolu Sonacos ni ñu ko gisee at ni nga waxee Sonacos avant-hier démb amu information bi at tey mais avant-hier y avait 7 camions Copéol avait 4 camions donc te ñu ngi doog a door commercialisation bi. donc de ce fait am na ci ñoo xam ne si ne pareeguñ sax bees man am naa ci ay points de collecte yoo xam ne def naa ba defal désherbage beeg yëpp mais pareeguñ am na ci ñoo xam ne pareeguñ. parce que commercialisation. wute na ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy syndicat bi nekk ci biir entreprise bi wax ne bi campagne bi dooree ak léegi ba démb ñaari camion képp moom moo fa dugg. man j'ai ko mooy wul mën nañoo ñàkk seen ay liggéey ne nañu ko xamle woon campagne bi weesu. mais campagne bi day doog a door. comme je vous ai dit. Ouais. Donc man sama responsable bi nga xam ne moo yore réception bi au niveau de l'usine de Kaolack avant-hier bi ma joxee information 7 camions moo fa nekk. et à Copéol y avait 4 camions hier. donc aw ma information démb ak tey. donc loolu lu leer la te lu ma la wax la. loolu moo am tey boo ko vérifier au niveau de Sonacos. li ñu daal looloo fa nekk. xaw ma nag au niveau national amaguma au niveau information. mais li ñu ciy dolli rek mooy que ne semence c'est vrai. semence dafa yàgg semence bi ñu yoree on a le 28 206 muy copp moom mooy ñor au niveau de zone sud bi Ziguinchor le 73 33 bi moom mooy ñor ci zone centre bi ñu ngi ko créé en 1973 le 55 437 bi mooy zone nord bi mooy Fouret bi ñu ngi ko créé en 1955 c'est vrai que production yooyu ñu doon am comme ni ko Ibrahima waxee baykat bi ñu daan dem di jëndi ay oto production yi yooyu ñu daan am te gerte gi amoon na ay jamono vers les années 75 30 francs la doon jar la kilo donc mu barkeeloon lool on faisait 1 million 200 000 tonnes on était premier ou deux ou troisième producteur mondial de l'arachide donc on était 3 millions ou 4 millions d'habitants tout était mécanique tey tout est motorisé gars il a fait régime bi def na ay efforts parce que boo xoolee rien que pour petit matériel bi def nañ ci 65 000 pièces motorisé bi def nañ ci 5 000 pièces tey ñuy wax encore production yoo xam ne si ne vers les années 85 la c'est des efforts à redoubler. loolu laay wax tey béykat bi war nañ ko fexe ba mu am jiw bu mucc ay boo xam ne si ne vraiment dana ci mën a gis boppam parce que li ngay wax dafa am solo parce que béykat bi coono bi muy daj parce que tey benn hectare da nga ci jël 75 kilos kemb wala 80 kilos kemb li mu koy jëndee boo ko valoriser à 700 dana dikk 46 000 francs ñetti saaku engrais dana ci dem granox dana ci dem lam koy daj pendant 3 mois ou 4 mois quand même boo defee compte d'exploitation bi par rapport ak li mu ciy am ci production une tonne wala ay 800 kilos wala une tonne 200 bu baree ba pare am ci 150 saaku ngooñ boo ko valoriser daanaka du dara par rapport nga def compte d'exploitation bi te boo ko valoriser daanaka il est négatif ça certes mais effort yi état def tamit il faut le reconnaître amul benn produit bu ñu yokk du 20 francs lañ ci yokk ni 30 francs 40 francs lañ ci yokk le prix à l'arachide était de 210 francs tey mi ngi 250 francs amul benn produit man de gisuma ko au niveau du Sénégal bu ñu yokk 40 000 francs la tonne amul. gisuma ko kon donc état def na ay effort yooyu ñu def na il faut le reconnaître nañ jéem a waxtaan xool ñun ñoo bokk filière bi man depuis 1980 ci laa judd 1985 ba léegi maa ngi ciy exercer xam naa ci lu bari da nga daan dem ci point de collecte boo ko jubee à 10 kilomètres nga gis stock bi ca kaw. sa boo demee lu mel ne jam-jam lu mel ne Mereto lu mel ne Kolonto Daawadi Koutiaba Koutiagaydi c'est des zones yoo xam ne si ne arachidière campagne de commercialisation yamul Taïba Niassène yamul Kër Madiabel ni Dingaraay
c'est partout au Sénégal. tey am na ay producteurs yoo xam ne si ne boo demee tey seen gerte bu opérateur bu ko jëndul duñ gis chinois ñoo xam ne duñ gis tali sax waaye bay gis chinois. donc nañ fexe ñu defar filière bi ñu ñoo ko moom fexe nuñ ko defaree comme ni ko Mbow waxee ñu fexe di ko torturer ci biir réew mi di ko jariñoo ci biir réew mi loolu mooy wax ji fexe ba baykat bi di ci gis boppam mën a nekk koo xam ne si ne tey bu soxlaa mën a fajal boppam bu soxlaa mën a jënd otoam bu mu am ay rendement yu mucc ayib ñun loolu mooy suñu parce que ñu ngi ci filière bi à 3 parties parce que ñun dañuy commercialiser di semence di def en même temps transport kon donc di wax ne rek encore ñun ñëpp ñoo bokk li fi nga xam ne si ne mooy bëgg-bëgg bi nañ fexe ñun nous sommes des nationaux nañ fexe lii suñu gerte gi ñu yamalee ko ci biir réew mi bañ ko génne parce que étranger yii di ñëw kat bu ñu fi gisatul gerte gi kenn dootu leen gis. kon donc man damay contractualiser damay joxe jiw ci li état di joxe privé dama koy joxe jiw yi ma joxe au niveau de Gapa au niveau de Sibassor au niveau de Thiawando boo demee sama point yi ba Subakunda au niveau de Tamba mais 750 laa leen ko joxe. te dama leen ko lebal te biñ ma leen ko jox 750 kilo gerte mi ngi jar 900 francs ma lebal leen ko à 750 ñu fay moitié 300 ñu fay moitié bi bu ñu fayee moitié bi bu ñu demee ba seen production fayaat beneen moitié bi ata effort boobu may def y a beaucoup d'opérateurs yu koy def. yu leen di jàppale. yu leen di jàppale ci côté boobu. bu ñu déggee état bi ni mu fonkee 250 yi gis baykat yi ni ñu ko xeebee bay wuti 300 est-ce que pexe dina yomb ci seen diggante. du yomb parce que itam xam nga baykat bi toujours boo koy xool daaw dem nañu ba jamono joo xam ne dañoo jot li nga xam ne moo di lettre boo xam ne bataaxal boo xam ne dafa adressé gouverneurs yi administration territoriale bi gouverneurs yi préfet yeeg sous-préfet yi pour ne leen nañu xool bu baax li nga xam ne moo jëm si njëndum gerte gi parce que lu tax gisoon nañu ni effectivement chinois yi dañu doon def razzia li nga xam ne moo jëm si achat wu li nga xam ne moo di gerte gi te loolu dafa impacté woon lu bari li nga xam ne moo di Sonacos impacté yi nga xam ne mooy yeneen huileries yi nga xam ne dañoo nekk si biir réew mi seen Sonacos ñun dañ ko war a dëgëral parce que loo xam ne ñoo ko moom la li ñu moom nag ay doomu Sénégal nekk fa dañ ko war a gën a dëgëral bi nag moo di ñu seet effectivement yan mécanisme la ñu mën a def ba nga xam ne Serge wax nga ko sànq ni Sonacos jot na li nga xam ne moo di xaalis si banque islamique de développement agricole donc alal googu mu jot mayuñu ko monsieur Goumbala dañ koy delloo parce que bor la goo xam ne dañ ko lebal mooy lebal googu ñu ko lebal nag ñun dañoo war a xool wax nga ko def nañu ay efforts yu bari état def na ay efforts te il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître comme il faut avoir également l'honnêteté de reconnaître que sous Abdoulaye Wade également phase de mécanisme de motorisation de mécanisation du secteur agricole tam enclenché woon nañ ko xëy na ay rëkk-rëkk amoon na ca xëy na folklore amoon na ca xëy na lenn amoon na ca waaye def nañu ay efforts yoo xam ne c'est consenti Serge mi ngi wax le maquisme agricole. mais efforts yi est-ce que bu ñu amoon une bonne politique agricole. fa lay ñëw parce que Serge mi ngi wax le maquisme agricole mais la maquisme agricole mënul nekk loo xam ne dañ koy ràññee mu nekk lu palpable lu concret lu visible fii lekk amuñu baykat yoo xam ne ils sont engagés patriotiquement pour aller dans le sens battre record yi nga xam ne moo doon 400 000 ñu jëm 800 000 moo doon 200 000 ñu jëm 700 000 moo doon 400 000 ñu jëm 1 million parce que itam secteur horticole bi gis nañu ni Sénégal def na si ay efforts yu rëy tey jii nii monsieur Goumbala vous conviendrez avec moi que ñun on est autosuffisant en oignon et pourtant ñu continuer di importer oignon lu tax parce que amuñu unité de conservation yi tax te état moo war a def li nga xam ne moo di ndëgër laay googu ba nga xam ne baykat bi dina si mën a gis boppam boo xoolee yeneen secteurs yi xoolee tey ji mangue bi la mangue sénégalaise mangue labellisée la dañ koy exporter à travers li nga xam ne moo di ASEPEX ak liggéey bu mu si def yëpp waaye ba tey doyul am na lu bari mi ngi nëpp si àllu Casamance ga donc bu ñu ñëwaatee andi ko si gerte gi dafay nekk mbir boo xam ne ñun dañoo war a xoolaat effectivement li nga xam ne moo di rëq prix bi il faut ñu seetlu ko parce que prix bi itam man su ma amee marchandise sëñ bi caam marchandise bi ma koy jaayee daanaka ma koy jaay 15000 ma gis client gu ñëw fay ma 13000 gis client gu ñëw ne ma yow 20000 laa koy dama waxaale dama ko koy jaay donc nan la demee si gerte gi parce que baykat bi moom itam dafay seet effectivement foofu chinois nekk daanaka mu dem jox ko gerteem dem nañu ba nga xam ne daaw sax dañu doon attaqué chinois yi dañu defoon ñi nga xam ne ay points yu bari yoo xam ne chinois ñoo ko nekkoon ay samba booy dañ leen doon attaqué parce que dañu xam ne ñii ñi ngeek xaalis parce que ñoom nekk si àll gi di jëndee gerte gi loo xam ne prix bu baax la donc nañu defaat effort
état bi nu mu defee effort ne defaat effort gën a waxtaan ak acteurs yi moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk si privé bi di jaay wak jënd ñi nekk si àll gi di bay ak ñi nga xam ne ñoom ñooy incarner l'administration jëm si li nga xam ne moo di département agricole ñoom ñu toog waxtaan parce que secteur bi dañ ko war a réguler de manière profonde il faut que secteur arachide am une mutation profonde ba nga xam ne effectivement lay jariñ États-Unis si blé mu war ko mën a jariñ Sénégal si li nga xam ne moo di gerte gi ak leneen gerte or la or boo xam ne nag Sénégal xëy na toll nañ foo xamante ne jar na it ni nga ko waxee pexe juddu ci waaye bu ñu ñëwee ci Serge ci li nga xamante ne moom mooy chinois yi léegi dañuy dem bay traité directement ak ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs yi amaana sax du ñu respecté li nga xam ne moom mooy point de vente yi te dañu wax ne filière la boo xam ne dañ ko structuré est-ce que foofu du ñu jàpp ne nguur gi xaw na fa lajj ci li nga xamante ne moom mooy topp mbir yi ba mu jeex. bon man gaw ma ne nguur gi lajj na fa parce que li ma gëm mooy li ma fekkee ñun ñëpp ñu fekkee ko filière bi amoon problème nguur gi dem négocier ak l'état chinois ñu ñëw te gis nga exportation yi en réalité on a l'impression que état bi contrôlé wu ko au contraire état bi mu ngi koy contrôler parce que daaw dem nañ benn moment boo xam ne pour Chinois mën a exporter il faut mu am autorisation du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural daaw dem nañ benn moment boo xam ne dañu arrêté woon exportation yi pour te dire que ñun on maîtrise les exportations dañ ko maîtriser bu baax parce que c'est en fonction de la production en fonction de la demande des autres parties la ñuy xool parce que tey li may wax rek c'est que waruñu xoolante ay bëtu noonante wala yooyu secteur bi ñun ñëpp ñoo ko bokk dañuy waxtaan parce que tey état bi amul benn intérêt à ce que baykat bi dellu ginnaaw ou bien chinois bi ñëw jël production bi am ci lu ko neex au détriment de baykat bi parce que tey agriculture qu'on le veuille ou non l'activité participe à hauteur de 17% de notre économie boo xam ne tey dafa nërmali woon ñi ngi xaar relance économique moo tax tey bu ma déggee yenn wax yi day mel ni état bi dafa won ginnaaw baykat yi loolu amul parce que bu amoon tey état bi du jël plus de 60 milliards dugal ko ci biir campagne agricole bi ba pare jël 700 unités motorisées may ko baykat yi c'est que ren tey ak production bi nga xam ne ñi ngi ciy jëm incha allah mais production la boo xam ne état bi da ci xeex lu bari pour ñu mën koo jot beneen mbir bi mooy tey wax dëgg yàlla nañu toogaat ñun ñëpp ñu waxtaanaat yéen baykat yi na ngeen toogaat Sénégal ngeen waxtaan parce que état bi seen proposition rek lay xaar doog ko valider kon état bi seen proposition lay xaar doog ko valider mais nañ continuer di waxtaan te état bi am na beneen xalaat boo xam ne mooy di mën a transformer nos matières premières ici avant de les exporter tey état bi prévoir na création de 3 agropoles l'agropole nord l'agropole centre et l'agropole sud ñett yooyu ak le rôle de ces agropoles lan la mooy qu'on puisse prendre la production la transformer ici ko mën a exporter sa état bi comprendre na enjeu bi am ci filière bi mais filière bi encore une fois état bi bu ci dugalul loxoom nii mën a fixer prix bi stabiliser ko nii. dugal ci loxoom mooy ouvrir le marché ba chinois yi dugg ci nii ba mu indi jafe-jafe ci sunu entreprise locale. léegi man dama. est-ce que du erreur ñu ubbi marché bi noonu ba chinois yi ñëw. pour man du erreur. parce que chinois yi mën nañ leen dugal mais qu'on les contrôle. te ce qui est en train de se faire moom laa la wax gis nga mën nañu gis nga tey mën nañ la wax daaw ñaata la ñu exporté ak chinois yi 400 000 tonnes la mën nañ la wax tey chinois yi nga xam ne tey ñi ngi dugg ci biir teg nañ benn taxe à l'exportation de 40 francs te loolu du neen état bi mu ngi koy contrôler parce que l'état aussi est co-signataire de certain nombre de conventions dont la convention avec les chinois tey ma jox la benn exemple gi nga chinois yi tey 400 000 tonnes yooyu chinois yi bu ñu ñëwul woon ci marché bi 400 000 tonnes yi des ci seen loxo baykat yi problème dina am parce que c'est le principe de l'offre et de la demande bu boobaa kan mooy jënd gerte bi parce que sinon parce que huiliers yi dañu am capacité boo xam ne mënuñu ko dépasser consommation locale bi aussi dafa am capacité boo xam mënuñu ko dépasser les 400 000 tonnes yooyu ñuy wax ne chinois yi nañ fi bàyyi suñu gerte buñ ko fi bàyyi woon dinaa la wax dara gerte du jar sax 100 francs parce que daf fi lamb kan moo koy jënd et si le produit est là loolu donnée économique la parce que si le prix est là si la production elle est là
invendu bu boobaa day prix bi day chuter. dafay chuter alors Ibrahima est-ce que jotul peut-être ngeen waxtaan ak waat Sénat ñu xool ba xam njëgu gerte gi mën naa yokk wuute ak li nga xamante ne moom la ñu ko fixé muy 250 francs yi. waaw xam nga Sénat ñun nawloowuñ ñu ndax nawut suñuy jëf nawut suñuy jikko moo tax lu def waxal ñu te buñ ko xooyee duñu jël kon kooku du nu ñuy waxee ak moom même keroog bi ñuy waxtaanee gerte googu du ci ñoom laa ko yëgee bañ yeggee la nga xam dañ ko doon joxe sax ñu man bokkuma ci ndax bokkuma ñuñ programmé kon enveloppe ya nga xam dañ koy def di ko def ñoom ak opérateur ya fa toog ñu ne ay baykat lañ duur ay baykat ay baylukat lañ gis nga mbay mii li baykat bi day ci tool gumbala mais xam na lan mooy mbay nga jënd hectare su fukki junni ak juróom nga jënd daaw kilo gerte nga jënd ko 1000 francs wala 1100 francs mu ñëw la fanweeri junni ak juróom nga jël surga juróom fukki junni nga départ nji nga fay ci ñetti junni raado nga fay ci ñetti junni radarte nga fay ci ñetti junni xotti nga fay ci ñetti junni xottiyaat nga fay ci ñetti junni ngas nga fay ci juróomi junni mbàcc nga ñëw fay ci fukki junni nga départ loolu génnee ko ak mbay mi nga xam ne sa waa kër yëpp complété nga leen dugal leen ci tool bi keroog Mansour bi mu ñëwee coow nañ fa maak moom tag lan doon waxee ñun baykat yi xam nañ lan la ñuy fere mais pertement bi ñu am ci gerte ñu fekk borom tool boobu bi mu bayee ba noppi hectare bi mu ko bayee mu génnee juróomi mbaama saako muy fukki saako ak benn bi mu génnee fukki saako ak benn nga teg ko lu ëpp lu bugg a mat 500000 baykat bi taxaw ñu ne juróom fukki juróom lañ la wax nga gis juróom benn fukk mu wér la da nga perte nga leb ci banque yi war a fay loolu di ay jafe-jafe gerte gi jafe-jafe bi ci am li may wax ñaari mag yooyu wër garab la ba fekk départ ba na wax ko jiitu gis nga waxtu wi ñu toll nguur gi ñi ko sex nañ waxtaan ak kuréelu baykat yi ñun pare nañ pour wax ak ñoom te luñ mën a am mënuñu génn réew mi mënuñu def lu génn réew mi te réew mi rek lañu war a dundal màkke rek la réew mi ñun ñoo rek réew mi de man mii di wax baykat laa kum neex baykat laa kum naqari baykat suma loxo yaa ngi nii dafa ku ma la joxe loo nga xam ne man baykat laa gumbala mais baylukat la buy bay 70 hectares na bay lu ba ëpp waaye wóor na ma ne man maa ko gën a mën a bay ndax man la jaan di matt man la jiit di fett man la man rey ci àll bi moom daf naan dem leen defal ma poosam la yor ku yor sa poos nag am na ñooy dimbale ñuy lekk loolu war nañ ko ci mën a sant tey buñ toogee nag gerte gi bu nekkee état daf ñu bugg a conditionné ci jiw na bàyyi jiw ñun yàgg nañ ko bàyyil jiw te defal ñu engrais bu baax état mu ngi góorgóorlu nit ki na nga sant yàlla ku santu nit doo sant yàlla mu ngi góorgóorlu lu mu man ministre agriculture coowam jeex na ci gerte nañ ko noppal liggéey na li mu war a liggéey waaye opérateurs yi nañ def ni comme Thiam Sinwaa bi dëkk Taïba Niassène lépp daal opérateurs yi nga ko jiiñ yow di jënd lu mat 500 tonnes daa mel ne lépp opérateurs yi nga ko jiiñ jiwuma lépp opérateur ndax dafa am lu opérateur yi am lu Sénat def am loo xam ne tey mu ngi ci biit sax baykat yi tey bu nekkee loolu dafa am jafe-jafe dafa am tey dañoo agsi ci pusa boo xamante ne dafa réer ñu seet nuñ koy nasee moo tax lii tey borom kër gii woote plateau bi ñu def ko naw nañu dikk la ba ca tool ya xam lan mooy tool dem ca biit tool ya xam lan mooy gerte kon bu nekkee loolu dafa am ñuy bay ba noppi war a jëriñu ci gerte gi tamit ñun mënuñu jëriñu tey ma dégg ca Touba Mbacké opérateur yi taxaw ne état dafa taxaw ne juróom fukk ñoom gisuñ gerte te buñ jëndee juróom fukk juróom ñu jàpp leen waaw ñoom xanaa ragaluñ yàlla état kum jàpp sew bët yii ñuy wax ci àll bi benn sew bët booy daje ci sa ko amul ay doomi sénégalais ñooy intermédiaires yi jaar seen diggante ak moom di dem di jënd gerte yi ci ron la li man danaa toog ci sama dëkk oto fekk ma fa mën a jënd juróom benn fukk ak juróom ci àll ba yëkkati saa ko jox ma waay du ma jaay juróom fukk nag alors doo jaay nit ki nag bu nekkee dafa nekk ci réew ñun dañoo war a bay jëriñu jëf jël ñàkk tedd waaye jëf toro ñàkk wala kaana fan la am dama ne dañoo toll ci waxtu woo xamante ne dañoo toll ci calcul boo xamante ne nguur gi du sunu noonu dafay liggéey ak ñun nga daanelee foofu Ibrahima nga daanelee foofu rapidement waaw nguur gi du suñu noonu day liggéey ak ñun ñun tagaluñ ko gannaawam amuñ soxla ci lenn lu mu yor waaye bëgg na réew yi jëm kanam kon buñ toogee moom mu yër ay nit ñu toog di ñu toroxal di toog di dundee suñu alal di am ay oto di am ay kër di am ay compte banque kenn ku ci nekk yor ay milliards te ki nekk ci gerte gi di ñàkk ci terrain bi manta am benn dërëm manta am benn compte manta fay banque mu mat ca kanam tuuti li ngay dégg prix gerte bi banque yi commencé ñu tegi pen kon nag loolu buñ ci tolloo dimbale baykat bi yaakaar na moom laa xalaatoon waaye ndox mi ni mu bëree ren nawet bi demee wut ni ndax nawet bi mboq ak dugub moom xegg nañ macha allah waaye gerte meññ na lool waaye dafa bëri lu nëpp ku xam tool yi dem ci biir tool yi dugg ci biir àll bi lu mel ni département Nioro am na ci dëkk yoo xamante dañoo gas ak di for xasamaan si ñëw taw mu tëju koo xam nga ne du jëriñu kon nag buñ tolloo ci waxtu wii nga toog biir Dakar di def ay plateau yéen tam bu may seetaan damay bugg a crise ndax yi ngay wax gëmoo ko te dundoo ko te loolu dafa ñaaw te ñooy toroxal état bi ministre du ministre bi kan moom daal am na doomu aadama joo xam ne jarul ma tudd
wante dama bëgg nit ki bu nekkee état daf la jox nopp wax dëgg yàlla booy wax nga wax luy jëriñ nit ñi waaye bul wax lu neex état bi te fekk dafay indil noonu état bi. kon baykat yi fi ñu toll bëgg nañ état bi yëg leen seeñaa ñu réglementé ko ñu dugal ci kuréelu baykat Cheikh Tidiane Cissé mu ngànne mii doon wax bu nekkoon dañ ko waxoon keroog dana wax la mu war a wax. mais tey bi mu ko humpee mën naay wax leneen lu wute li mu war a wax opérateur yi du ñëpp a bon boo demoon tey ku mel ni Cheikh Kassé yiw woom wàcce woon kër ma jël gerte gi macha allah am na yu baax. am na ñoo xam ne baaxul dañuy wax am na opérateur yu baax am na yu baaxul. donc am na ñoo xamante ci biir opérateur yi dañuy dundee baykat yi ñi bon nañ leen ministre agriculture góorgóorlu la bara lu ëpp ñaar fukk ak juróom benn ministre moo su koy def waaye nag loolu bu amee opérateur yi nekk fi am ñu bon am ñu baax ñi bon nañ leen seppi ñi baax ñu wujji leen ci biir filière bi lii mooy wax bi donc du ñëpp lañ mën a boole ci benn saak foofu nga wax sànq te njiitu gëm sa bopp dem fa mooy fa nga xam ne moom lañ dippee ngeer baabu nekk ci wàkk nguna foofu it ña nga xam ne ñooy producteurs yi gis nañu ne faaw rek ñu yokk li nga xam ne mooy semence bi ñu leen di jox jàppale ndax seen i jafe-jafe bari na bëgg nañu subvention bi nañu ko gën a yokkee xëy na dana tax ñu gis pexe ci li nga xam ne moom la ñuy bay te ñu sonn ci lool dañ ciy déglu ki nga xam ne mooy Ousmane Sow nekk producteur ci micro bu nanga ko Bakayoko. ñu ngi sant yàlla nag fi ngeen ñu fekk nii ndax ñun amuñ lu dul mbay at mu jot dañuy bay ndax bokkuñ ci gouvernement bi fayekuñ weer bay lañ am moom lañ gëm itam léeg-léeg nag ñu bay mu baax mu normal léeg-léeg ñu bay mu xaw a échec comme li xaw a am ren gerte yi ñor nañ xaw nañuy fees mais li ci bëri dafa des ci suuf si sakkanul daal ndax ku xool naaf bi ni mu toll nii tey waroon naa mat fukki mbaam ak kelka te boo xoolee juróomi mbaam matu ko wala du ko romb ñu ngi sant yàlla nag bi nga ñëwee fekk ñu fii ndax comme ni ma waxee rek amuñ dara lu dul métier mbay fi ne nii yeneen commerçant yi ñaari ñu ngi jënd ay 290 jëm 300 waaw waaye buñ ko sañoon gerte gi war a mën a jar 400 sax waaw parce que boo xoolee mois de mai ba léegi ñu ngi fii lañ commencé tool yi ruuj ma ji bay def li ñuy def yëpp tey boo xoolee daanaka boo calculé noonu journée yi sax amoo dara gerte gi waaw fees bi des na daan na gën a baax ni waaw daan na gën a baax ni jox ma waaw comme baykat yi ñun dëgg la gouvernement bi ñu ngi ñuy dimbale at mu jot ñu ngi ñuy jox jiwu waaye jiwu bu ñu amul lu ñu gënal bu ñu ko defaloon engrais te yombal prix bi moo ñu gënal parce que ñun jiwu bi ñuy jox suñ ko xoolee ji ko dañ koy def rënd mënul jiwu waaw bi ñuy gouvernement bi del jaay ñun subventionné ko dañu ko jaay man wóor na yàlla yonanto mosuma koy ji waaw gerte lay joxe mais du jiwu feesut manut ji parce que daf lay yow baykat nga même boo ko jàngu si kayit jàngu ci suuf si leer na lay daal ne li ñu lay jox boo ko jiyee du normal du sax wala bu saxee sax du màgg dafay échec xam nañ loolu moo tax bu ñu si jotee ñaare ñun dañuy dem jëndi suñ beneen jiwu ñu def ko rënd te daf ci ñàkk alalam daf koy subventionné dana jëde sonn am na yéene pour jàppale ñu waaye xaw ma fu muy jaar la xaw ma daal nu muy demee mais bi ñuy jox moom du normal waaw suñu mënoon même bu éliminé woon joxe bi sax te génne engrais mu bëree tam yombalal ñu ko sax ñun baykat yi moo ñu gënal parce que léeg-léeg nga bay commerçant bi ko jënd sax moom moo la ciy ëpp bénéfice yow mi bay loolu laay wax voilà mu ngoog xam nga kon jaay ko 1000 francs tamit doonut sa njariñ voilà mu ngoog fekkee ne yow mën nga ko soppar ñil sa bopp est-ce que ñoom ñi fi ñëw kilifa yi ñu ngi seet ak yéen ban yoon la ñu mën a def pour yéen ngeen mën koo soppar ñil seen bopp déedéet ñoom daal dañ leen bàyyi ci njaay rek waaw ci njaay rek waaw dañuy bàyyi ci njaay rek te du ngeen mën a dencub jiw waaw xam nga li ko def mooy baykat bay la amul weer amul soldu soo commencé di ruuj nga xam nga yaa ngi am soxla léeg-léeg ordonnance ñëw léeg-léeg nga am jafe-jafe dund yu bëri da ngay leb wala nga jaay sa gàtt soo demee ba loolu jeex li nga bay ñor su boobaa doo mën a toog di xaar ñu defal la leneen ak leneen da ngay boo gisoo dara da ngay préféré li nga am ci ngay jàpp jaay ko loolu moo tax yéen du ngeen mën a moo tax duñ mën a denc waaw duñ mën a denc ne dañ ciy liggéey lii wala dañ ciy def leneen ak leneen moo tax duñ mën a denc suñ bopp jiwu li ci ëpp téeméeri baykat yoo jël juróom-ñett fukki bi yëpp loolu la waaw loolu daal mooy suñ problème loolu yëpp nag li ñu si mën a génne yëpp mooy dimbale ñu ci engrais mu bëri te yombalal ñu ko bëgg naa ñëw ci yow Serge bu ñu déggee li nga xam ne moom mooy seen i jàmbat daanaka ñett ñi wax ñëpp li ñu jàmbat moom mooy jiw gi donc processus de commercialisation bi fa muy dooree lan mooy tey pexe mi nga xam ne sa direction di li nga xam ne mooy financement partenariat avec les organisations paysannes war ngeen ko ci mën a jël ngir ñoom ñu mën a gis seen bopp quand même ci jiw bu baax c'est-à-dire gis nga jiw bu baax bi du sax sama direction jiw bi mi ngi direction agriculture ak ISRA mais lan ngeen ci mën def en fait c'est que jiw bi
wax naa ko sànq sa antamu samay propos. comme partenaire ngeen ak organisation. c'est-à-dire des fois damay jaaxle bu ñuy wax jiw bu bon dafay jaaxal. parce que man au fait man xawma jiw bu bon man jiw bu ma xam mooy semence certifiée boo xam ne ñu ngi ci liggéey bu am solo tey le capital semencier moom laa wax ñu ngi ci 70 000 tonnes yoo xam ne du ma ne nag lépp gongo wax dëgg yàlla du ma ne lépp gongo parce que des fois état day jël ay agrément jox ko ay OPS opérateurs yoo xam ne ñoom ñooy jël engrais bu bon peut-être yóbbu ko sur le terrain joxe ko à l'insu peut-être de l'État mais l'État a des corps de contrôle déjà ministre bi nangu na ay agrément yu bari daaw yëg ngeen ko. parce que foofu État moo war a tranché jël li nga xamante ne moom mooy mbir mu encadré ko. de telle sorte que bu fekkee opérateur bi ñu koy def ñu dakkal lu ñu. justement moo tax ma ne la État bi nangu na sax ay agrément yu bari yu mu joxoon ay opérateurs yoo xam ne qualité semence yi dañ ko joxe ba agriculteurs yi ba ñu seetoo xam ne dans quelques zones la nag. bariwul wax dëgg yàlla ba ñu remonté information yi ñooñu dañoo nangu seen i agrément delloowaat leen jëlaat engrais bu baax jox leen gis nga semence bi bu baaxul Fat Abdou gis nga production bi nee naa la année chaque at depuis 2012 mi ngi yokk amul benn at boo xam ne bay nañ ba noppi mu néew par rapport ak at beneen at bi ça veut dire quoi ça veut dire que gis na jiw bi bu baaxul bul sonn doo am rendement. même si. mais defal engrais bu doy. même si reconnaître nga ne am na opérateur économique yoo xamante ne. dañuy joxe jiw bi baaxul dañuy defal agrément. alors monsieur Goumbala bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy réew bu Maroc bu ñu gisee ne ñoom gerte gi lu ci bari nee nañu dafa yàqu ndaxte dafa nëb réew bu Maroc bu tawee ba mu ëpp ak lu mu bari dinañ denc loo xamante ne amaana sax déwén bu taw amul nañ mën a wut pexe Sénégal ndax yeggul foo xamante ne dinañu mën a ndox mi nga xamante ne taw bu bari la daf leen di jariñ waaye du leen yàqal ñoom baykat yi. waaw loolu xam nga gerte gi boo xoolee dañ ko dagg ci 3 zones dañ ne 28 bi mooy zone bi nga xam ne si ne fa la ndox mi bëree mooy zone sud 73 bi mooy gerte gi nga xam ne fi ne fa la taw bi yamamaaye mooy zone centre bi Saloum leneen li mooy zone nord. loolu noonu boo gisee ren gerte gi ndox mi bari te yàq boo demee tey zone nord gerte gi daanaka lépp dafa oyof parce que gerte googu bëggul mooy 55 bëggul ndox mu bari tey boo demee seen gerte googu daanaka lépp daanaka dafa oyof. dafa bon donc looloo tax ma ne jiwu bi dafa toll foo xam ne si ne dañ ko war a réformer waat bu répondre ci norme climatique yi nga xam ne si ne moom lañ yor mu nekk des cycles yoo xam ne cycle court la am na ISRA dañ ko génne multiplier ko jox ko baykat yi. baykat bi coono bi muy daj ni ko Thiam waxee coono bi muy daj ci benn hectare mu am ñaaram ba ñettam loolu mun na ne et puis ndox moom politique ñu fexe ba au moins ñuy béy noor ak nawet parce que loolu am na ndox mi di yàqu. mun nañ ko di ko stagner y a des bassins de rétention yu ñu daan def ak dig yeeg yooyu yëpp di fexe di téye ndox moomu ba nga xam ne si ne danañu jariñ ci noor bi tey li mu wax tey Thiam opérateurs yi am na opérateurs yoo xam ne dañoo dugg si ci filière bi nii rek. parce que dégg nañ milliards yi ciy nekk rek ñu dugg si ci ñu agréé. mais ku mel opérateur politicien lañ leen jàppee de. mais ñun dañoo judd ci gerte gi. toll ni ñu toll li mu wax ni moom xam na bu baax ñun nous sommes de Saloum. tey ku ne Goumbala xam ku ne Cheikh Tall moom xam na ko des gens yoo xam ne si ne ci filière bi lañ ne judd ci di commercialiser ça fait des décennies ca temps UNCAD ba léegi ñu ngi te opérateur yooyu ngànkoon filière bi tey ñoo ngànk filière bi ba léegi mu doon loo xam ne seen yokkute filière bi mooy seen yokkute parce que tey boo jëlee tey 1 million de tonnes ça fait 250 milliards tey 1 million de tonnes tey 5,8% la ci opérateur bi am 14 500 francs par tonne la ci opérateur bi am tout charge compris 14 500 francs par tonne tout charge compris ku bëgg ñëwal c'est ouvert à tout le monde ku bëgg ñëwal c'est ouvert à tout le monde donc mbir la moo xam ne ñun dañ ci nekk di ci liggéey yàgg nañ ci tey opérateur bi bu jëndee 325 dem lebele état 375 mën a jaay ci saasi man samay seko fekk nañ ma fi ci saasi fay ma 350 jaayu ma ko j'ai pas vendu j'ai voulu servir l'état j'ai voulu servir pour que filière bi tax et noonu la Cheikh Tall def noonu la opérateurs yi nga xam ne si ne yàgg nañ ci filière bi def ko ñoom Modou Fall ñi nga xam ne si ne c'est des opérateurs vraiment
ñu mën a tuddee ay opérateur mais nag ku dégg wala nga yor sa association boo xam ne si ne tey taxaw ci rajo bi wala ci télé bi yow la yow yaa ci nekk sa jabar sa doom. est-ce que du baykat yi li ñu dul gis seen bopp la parce que opérateur bu dee gis boppam mën a traité ak état directement baykat bi sonn du gis boppam te moo ne mooy nekk ci naaj bi. waaw lan ngay loolu taxul ñoom it ñuy jàmbat saa su ne li nga xam ne moom la ñuy. lan ngay wax gis sa bopp. lan mooy gis. maanaam njëkk li nga xamante ne tey bu nu ko bëggoon a jaay duñu ko am jàpp nañu ne yéen ñi nga xam ne boog ñenn ci opérateur yi dañ leen di jaay li nga xamante wala ñu jox leen juy gu baaxul moo di indil jafe-jafe seen i jafe-jafe dégg ko fii bari na lool. non c'est-à-dire gis nga loolu jafe-jafe yooyu ñuy wax semence bi ñuy wax ne baaxul semence boobu moom wax na ko léegi Cheikh Tall semence ba mu joxe Kër Madiabel semence bu baax la semence ba Cheikh Tall joxe laa joxe moom la Ndiaga Tall joxe la moom la Modou Fall joxe mais nag bu ñu agréé koo xam ne si ne nag ñun yéeguñ tinuñ waaw moom wax na ko ñu nangu seen i agrément c'est 30 opérateurs lañ nangu seen agrément te opérateurs yooyu FANAS reconnaître leen xamu leen mais tey ba nañ toog waxtaanee filière bi ba nga xam ne si ne tey dana jëriñ ñëpp ñu nekk ci biir parce que man mii di wax ak yow damay bay ba pare di def semence et puis prix bi aussi prix bi dañuy wax dëgg rek te yàlla tax parce que prix bi au niveau de Rotterdam c'est 160 à 170 du ko passé bu ñu demee ba def ko 250 man jàpp naa ne lu baax la nañ wax ne nañ fexe ba nga xam ne si ne baykat bi même effort bi bu ko amee def ñetti 250. di ci dolli waaw loolu xam nga tey boo ne woon 500 boo ne woon téeméer. baax na ci moom moo tax ma taam gerte. boo ne woon téeméer tey boo ne woon téeméer ñu ne nañ dolli. boo ne woon 1000 francs ñu ne dañ dolli. non c'est-à-dire loolu gis nga Seyña bi muy wax non may ma Fatou Abdou Maagare Seyña bi muy wax baykat yeeg kuréel yëpp fa ne ñun benn siège lañ fa am FANAPS benn siège la fa am benn li ci des fukki siège ak ñaar yoo xam ne si ne kuréelu baykat yee ko moom ñun benn siège lañ fa am Seyña dañ ko war a réformer waat non dañ ko defaraat bi ñu ko tas dañ ko defaraat parce que ci filière bi la baax na ñun benn siège dañ fa am benn siège dañ fa am te tey gis nga filière bi ñoo ko seq te man mu baax moo ma gënal parce que damay bay mu baax moo ma gënal parce que ci dëkk bi laa dëkk mu baax moo ma gënal industrie bi dox parce que je suis un nationaliste je suis un Sénégalais je veux que nos industries marchent lu mel ne Sonacos lu mel ne Copéol voilà dafa mel ne yéen baykat yi lu ñu leen mënti yokkal tam du tee ngeen laajte naan coono baykat yi ñëpp fa am poste ñëpp ñii ay coopérative lañ yor naxaat lañ fa amee ay poste naan maa ngi am 700 tonnes ak maa ngi am nangami tonnes ñu jël la dugal la fa man mi nga xam ne nag tey mënu may romb bay lu romb 10 tonnes wala 15 tonnes du ma fa xam 16 ndax ñun centrale bi nga xam ne tey ci lañ affilié ci lañ nekk 1975 la sunu kuréel taxawoon 1975 ba léegi ñu ngi fi tam suñu bokk ci CEA kon bu nekkee dafa am li ma lay wax ñaari mag ñuy wër garab boo fekku départ mën a wax ko jiitu kon diggante opérateur bi ak CEA diggante huilier bi ak baykat bi ñoom kenn ku ne waxtu wii ngay waxtaanee gerte ca nawet ba léegi fu ñu nekk ñu ngi toog di seetaan de taw bii li gumba la wax xam nga gerte gi lu ko woyofal xasamant bi muy taw moo amutoon digg bu muus te gerte bu demee ba war a fees dafa soxla muus moo tax doom bi kandang weex ci biit benn bi doom bi xonq mel lu xaw a maroo loolu moo waral loolu moo tax gerte gi feesut gerte nag waxtu woowu bu nekkee ndox mi dafa war a arrêté ab diit bu di 5 jours wala 10 jours gerte gi mën a couleur mel ni émail bu xonq noonu marron del ci xaj kooku la gerte bi di doog a baax fi ne nag buñ toogee di wax jiwu heure bu nekk waxtu wi waxtu gerte la waxtu traite la nañ wax ci traite bi chiffres yi nga xam ne ñu ngi koy wax ci ministre bi ñu teg ko ci suuf ñun chiffres yi ñorut ñu la ñu ñor mooy lim góor benn tonne 800 bi yow du chiffre yoo xam ne yaakaar nga ne aw ma nattukaay te xaw ma nu ñu koy nattee bay naa li ma xam ci laa mën a wax gis nga man du ma nett ci génte waay ñoom nag fañ sukkandiku ba wax ko ca lañ joxe ca lañ sukkandiku waaye lañ joxe ndax bay nañ ko baykat bi ci boppam it ci lim sukkandiku di wax même buñ ko xeebee ci ay waxam dafa am lu tax baykat bi sukkandiku di ko wax ndax baykat bi moo nekk ci biir tool bi kii lu si bëri tey yàlla jox na ko xam-xam jox na ko place mais boo déggee si li muy waxee xam na loo xam ne xamu ko ci chiffre rek la mën a dox ñun ñi nga xam ne xam nañ centimètre bii tiim doomu gerte ñoo la mën a wax lan mooy gerte mais ñun nawloowu ñu si dëkk bi léegi nag tey li may interpréter di ko wax muy mairie yi ñu ngi jël suuf si di ko jaay sin waaye ñu fay toog di fa liggéey loolu moo jaadu nañ di tabax di ko luye bay bu ko refee ki nga xam ne moom moo woon suuf soosu muy doomi ndóol bi nga xam ne tey moom la ñuy wax mooy am ndóol boo xamante ne tey jox nañ ko 3 millions yooyu amalul ko njëriñ
nañ tam nag moom na engagé tabax di si génne lu yaasam muy continuer man ñun Chine mënuñu fa am mètre suuf li tax ñu koy seetaan ñu ñëw di dugg dëkk bi di ko jënd te ñun doomu dëkk bi bu ñu soxla ñu délibéré la duñu la délibéré si suuf ñun ñii ay baykat lañ man def naa demande lu ëpp 10 ans mënuñu ma délibéré suma suuf lu xaw nag ba nga xamante ne baykat bi bu defee demande duñu ko délibéré te maanaam ci bëri xaalis bu dikkee ñu délibéré ko borom alal bi nga xam dafa jógee bitim réew bu dikkee ñu délibéré ko dama ne loolu jaaduwul tey jaaduwul suba commune Gént kay boo demoon 39 villages la 39 villages yooyu doo fa fekk benn oto buy jënd gerte ñu ne prix ci état maanaam 250 ci la ñuy jënd nga dem Kër Mandongo mu def 23 villages nga dem Wack Ngouna ba département Nioro jeex dama ne man Ndofane rek laa fekk fu ñu jëndee te loolu coopérative la boo demee fu leen li misel war a coopérative la kon ñi nga xam ne Sénia tey ñoo fi nekk taxawal Sénia diisoo wuñ ak ñun tab boole wuñ ñu si seen biir ndax buñ leen wooyee sa ñoom du ñu jël leer na alors Abdoulaye mu mel ne libéré bi ñu libéré marché bi ouvrir ko erreur bi yamul rek ci li nga xam ne moom mooy Sonacos mais suuf siñ leen di jaay également jafe-jafe lay waaw en fait secteur bi libéralisé parce que itam il faut mu am encadrement état suuf si itam wax na ko collectivité territoriale yi waaye bul fàtte ni itam yàggul tuuti président de la République jël na ay matuwaay yi nga xam ne ko dénk li nga xam ne moo di administration territoriale bi jëm si li nga xam ne moo di joxe suuf si xëy na bu acteurs yi gën a mën a waxtaanee rek xëy na solution dina mën a gën a génn parce que yaa ngi fiy tudd sànq ONCAD yooyu ay vieux souvenirs yoo xam ne sax bu ñu xamee fu mu jaar ak yooyu yëpp wartuñu sax xalaat ni filière war na fa mën a jaaree ak nu mu fa jaaree jamono jooju waaye itam dafa am ay programme yoo xam ne lancé woon nañ ko fi bu baax parce que xam nga bu ñuy wax li nga xam ne moo di canal du Cayor lii nga xam ne moo di revitalisation des vallées fossiles lii nga xam ne moo di revitalisation des terres de l'État war nañ si gën a duggal matuwaay gën ko gën a dëgëral parce que itam bu ñu fàtte ni dañoo nekk si cycle de changement climatique yoo xam ne c'est cyclique kon boog bu ñu amee ndox na mën nañu jàpp ni war nañu mën a dund lii nga xam ne moo di sécheresse ñaanuñu ko waaye rareté des pluies war nañ ko mën a dund fii léegi ay at donc nañu liggéey bu baax si li nga xam ne mooy la maîtrise de l'eau par rapport à la culture goutte à goutte par rapport à la culture irriguée ba nga xam ne dëkk yi nga xam ne ndox dafa néew lool ñu fexe ba ndox di fay yegg si ba nga xam ne dañuy mën di bay noor ak nawet su boobaa nag l'abondance li ñuy xaar si abondance jëm si agriculture falaay gëm ni war nañ ko mën a am ñuy lekk li nga xam ne mango gi bu ne doy ñuy lekk kanje gu ne doy ñuy saaf gerte gu ne doy ñuy lekk tigadege gu ne doy kon ndax xam ñi ngi xaar 1,8 million tonnes gëm naa ne moom maag Serge maa fi dinañu rey ren ji waaye ñii nga xam ne ñoo di opérateurs yi il faut itam ñu nangu li nga xam ne moo di mutation dans le sens positif du terme dans la mesure où na ngay gisee éleveur ba sa tugal mu am nagam nga am nagam si biir ferme ba lay defaree fromage am si biir ferme ba lay defaree li nga xam ne moo di beurre ak meewam ñii tam nekk si biir kii nañu fexe di regrouper wu bu yaa ngi tudd Lamine Ndiaye ak Doudou Sène ak Doudou Camara waaye war ngeen mën a booloo def ay groupement yoo xam ne da ngeen di nekk benn entité industrielle boo xam ne dafay am ak dénomination juridique boo xam ne gerte ga ngeen di defar mën ngeen ko fa transformer ko mën ko def produit boo xam ne dañ koy jaay sur le marché lu bokkul ak tonnage bi nga xam ne dañ koy jox lii nga xam ne moo di huiliers yi ñu war see mën a tabax li nga xam ne moo di koomu Sénégal ñëpp mën see jariñu su boobaa nag opérateur bi dootul yor otoom di dem di wëri fu muy jëndee waaye dafay tabax ay liggéeykat ñoo xam ne ils seront plus des saisonniers waaye dañuy nekk ay emploi direct yoo xam ne dañ koy créer su boobaa nag mbaykat bi war a mën a sëñ bi war a mën a jënd otoom war a jënd billet màkkam Serge war a mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo di baykat yi acteurs yi nañu waxtaan parce que c'est une filière boo xam ne une filière vitale une filière incontournable une filière boo xam ne bu ñàkkee si dëkk néew doole si dëkk rek dëkk boobu dafay sëngeem alors Serge lan mooy sa dernier mot puisque ñu ngi ci njeexital émission bi comme solution pour peut-être sauver la campagne bi nga xam ne dafa door ci coow. bon man sama dernier mot rek mooy tenir benn discours qui assure et qui rassure mooy maanaam baykat yi nañu xam ne état mënul nekk leneen lu dul nekk seen ginnaaw ànd ak ñoom wane na ko ci matériel agricole plus de 16 000 et quelques unités yu mu dugal dans le monde rural wane na ko ci semence yi wane na ko ci engrais bi wane na ko ci diversité wane na ko ci productivité wane ko ci durabilité de l'agriculture donc tey li am mooy nañu continuer waat ñu jàppandoo ñun ñëpp xam ne tey filière arachide bu daanalul kenn état bi lay daanul parce que tey li muy dugal ci xaalis beneen amul ci spéculation yi am nañ 18 filières
mais ci du filière yëpp arachide li muy dugal yenn filière yi dugaluñ ko kon nañ ko gën a jàppaat te état mi ngi si ginnaaw pour gën a buux mu dem parce que rôle am loolu la. donc man li may wax rek mooy nañu suivre campagne bi nañu bañ a yàqamti parce que ñi ngi fi ba le 25 mai incha allah donc une semaine rek la door xaw ma 2 semaines depuis le 23 la ubbi donc il nous reste quand même du temps am na ñoo xam ne sax bojjeeguñu ba léegi donc nañu xaar bañ a yàqamti état mi ngi koy contrôler et les services du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural yi nekk ci suuf mooy SDDR yi mooy DRDR yi mooy les services de l'ANCAR ku ci ne ñi ngi def seen liggéey donc ñun ñëpp bu ñu àndee du ñu ne lépp gongo waaye état bi am na lu ñu ci def loo xam ne wax dëgg yàlla tey ku ci ne ku ubbi sa bët dëgg xool gerte bi ni muy doxee engouement yi bi am ci gerte bi nga xam ne état bi def na ci lu am solo loolu laa bëggoon wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp. alors Ibrahima lan ngay tàggatoo ne bu nu ko wutee ni pexe. xëy na jafe-jafe yi dina wàññeeku ci secteur bi ñeel wàllu mbay. waaw gerte gi li ñuy tàggatoo ci jafe-jafe daal mooy tiitaange gi ngeen na bu ko yàlla def ndax nag bëgguñ ku ñu baare de mooy chinois yi nga xam ne ñu ngi ñëw di jënd gerte gi liñ leen teg bu nekkee dafay def jafe-jafe nañ ko dindi. taxi bi yi ngi leen teg bu nekkee dafay nekk jafe-jafe nañ ko dindi. opérateur yi nga xam ne tey ñu ngi nekk ak ñoom bu ñu doon def dama ne comme ni Thiam Sinwaa doon def jënd lu mat 7 téeméeri tonnes baadolo bi dikk nga yëkkate 5 barigo jox ko bu waxtu jotee mu jox la 5 barigo dama ne boobu fu Sinwaa wartu na mën a jënd fenn ci Sénégal ñoom ñoo waroon a mën a organiser wu yor seen xaalis mën a jënd loo xamante ne kenn du ko jënd ñu jënd ko teg ko Sinwaa bi ñëw jëndee ko seen loxo ñoom ñu am ci état bi am ci mais nag bu ñu jógee ñoom mënuñ dara ci baykat yi Sinwaa bi ñëw man lu ëpp luñ mën ci baykat yi kon ñoom li ñuy perte ñoo ko yóbbee seen bopp te gerte nag dafa weeru la ñu doon nëbbu ci gerte weeru na lu weeru nag yàllaa ko weer nañ nangu ne weeru nag xam ne baadolo bi nag fam fare woon ci gannaaw doon liggéey di torox waxtu wi mu war a liggéey terlu bu kenn jaar ci diggante moom ak loolu dañ gërëm président bu baax moom mi nga xam ne def na effort ba indi Sinwaa yi signé ak ñoom contrat te bu amutoon dana demee neneen kon nag bu nekkee loolu dafa am danañ ko gërëm danañ ko sant ndax nag nit ki daf bu gisee lu baax daf ko war a sant ndax bu démocratie amutoon ñu ubbiwuñ dëkk bi dama ne lii du fi mën a am ab étranger bu duggee ci dëkk di dem fu nekk man fay ji wuti dara tax waaye loolu lañ bëggut ñu baare ko ministre agriculture gërëm nañ ko bay na ba noppi ci yoonam nekkatu ci Fada mi nga xamante ne tey muy directeur Sonacos moom ci boppam tournée yi mu doon def ñun boolewul ñu ci te mos ta toogagu ñun kon bu nekkee dañ ko jox Sonacos mu war a wax ak baykat yi dem jël ay opérateur ñu wër ko ay huiliers ñu wër ko waa Sénégal wër ko amul benn kuréelu baykat boo xamante ne ku dem mel ni CCPA nga xam ne kuréelu këyit la ñun danoo soxla kuréelu këyit yooyu ñoom ñu génn si seet kuréel yi nga xam ne ay baykat lañ ndax bu ñu waxee ñu ne waxi dof la ñuy wax te waxi dof yooyu moo leen di jëriñ ndax gumbala mii bu jógee mën a doon di xalaat 8000 francs lu mu néew ci ab tonab gerte baykat bee ko bay kon baykat boobu nañ ko yërëm baykat boobu nañ xam ne moom dafa bay war a jëriñu te li muy bay du ci jëriñu te ñoom ñii kenn ku ci liggéey bu gerte jeexee rek nga mën a jënd fukki baykat lu ko waral kon mbay ma coow li ci gerte gi du ci jóg kon nag li ñuy wax la sëriñ ba waxoon rek muy Alaaji Ibrahima Ñas kër ma jibel noonu na fekk kilo gerte weccu kilo ceeb gërëmu ma waxtu woowu nag dañ ko jege si ñu bëgg koy baare ku ñu ko baareel nañu da nga jaar suñ kaw ñu ngi lay sëñ bi ñu ngi lay wax ne la sa kaddu moo gën a jege nguur waxal président ne ko bu mu ñu tëjal frontière bu mu ñu baareel suñ gerte buñ benn oto yépp ay gendarme di ko dagg ci ak yoon di ko laaj xaalis bu boobaa dana am leneen lum jur ci commerçant bi ba du mën a dem ndëgg sërëx yi ñu lal nag xam nañ ko nañ ko teggi buñ ko teggee gerte gi am jàmm buñ ko teggiwul nag ñun ñoo ko faloon bu doon Dakar la yaakaar du falu bu doon Thiès la yaakaar du falu bu doon Touba la yaakaar du falu baykat yi ko fal na leen faale ku fàttali la faloon nag te faale woon bu follee ko jotee nga follee ko ñu ngi koy ñaanal nguur gu baax yoreen réew mi bu baax di ñaanal borom kër gi muy bugaan ndax it nag def na lu mucc ayib dugg dem ba gannaaw Kaffrine xendoog ay journaliste yi ba jant bi sox ñoom ñëpp ñuy sonn te muy doomi réew mi taxawal organe boo xamante ne tey réew mi kenn ku nekk naan dafa opposé wut kenn dëgg rek lay wax nañ wax dëgg ci réew mi dëgg daf fi bugg a jeex nañ folle bët nopp fal bët waaw lii la ñu gërëmee ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. am na solo ñu koy jaajëfal Ibrahima Thiam alors monsieur Goumbala lan ngay tàggatoo ni pexe. waaw li ñuy tàggatoo rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne vraiment ñun yàgg nañ ci filière bi et filière bi suñ sañoon mu dox suñ sañoon mu baax diversité boobu ñuy wax nag ba indi les étrangers dañ amoon ay problèmes ponctuels il fallait régler ça ponctuellement looloo taxoon chinois yi ñëw. yàlla def na y a des industries yoo xam ne si ne ñu ngi employé ay sénégalais y a plus de ay milliers de personnes tey boo demoon rek rien que nga demoon gare bu ndaw rek y a au moins lu tolloog 1000 places nga fa yoo xam ne si ne ñu ngi intervenir ci filière bi donc 1000 places yooyu ku ci ne yaa ngi au moins employé nga 10 personnes au moins 15 personnes ñu ngi sa ginnaaw sa kër donc
te fukki nit lañ fa financé yoo xam ne si ne étranger yi ñoo leen financé xoolal manque de gagne-pain boobu nekk foofu. kon donc di wax ne ñun lépp loo xam ne si ne mu ngi ci filière bi jëmee ko ci kanam ci loolu la ñuy dox te dem nañ ba ne ci période de Covid bi tey ne gis nañ ne suuf si moo mën a jëlee réew mi tey fi mu nekk. dem nañ bay wax ne état na fexe jiwu bi sax mu may ko baykat yi ba nga xam ne si ne vraiment danañ àgg foo xam ne si ne vraiment pour rehausser waat maanaam économie réew mi. kon donc ñun li suñu mébét mooy que ne bay dem ca kanam filière bi dem ca kanam gerte dem ca kanam suñu industrie locale yi dox te loolu la ñuy promouvoir taxe bi nga xam ne si ne nag dañ ko def ci à l'exportation muy 30 francs le kilo moi je dis que ne vraiment lu ñu waroon rehausser la parce que tey mënoo toog nekk à l'étranger toog ñun ñu subventionné suñu matériel agricole subventionné suñu semence subventionné suñu engrais yow defoo ci tous nga ñëw ba lépp pare nga ñëw ne da nga koy jënd xooloo jiwu bi xooloo dara da ngay gis gerte gu baax gën nga jënd ko tey boo demee zone nord doo fa gis benn chinois nu may promouvoir mooy que dañ fexe taxe boobu ñu instauré ko ba nga xam ne si ne suñu industrie locale yi dana dox suñ jiwu bi dana dox suñ jiwu bi ñu am ko ba nga xam ne si ne tey lii ñuy wax nii étranger yi bu fi gerte jógee dootoo fi jógee di bu boobaa nag njëkk a dee mujjee dee ñun ñëpp ci dee lañ jëm. kenn ñaan ko yàlla alors Abdoulaye amoon mbégte yi di la jaajëfal ci jàppale gi. waaw jaajëf di leen jaajëfal bu baax di ñaan yàlla rek mu defal tawfeex ak taysiir ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ak ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ak ñëpp ku siy yëngu parce que itam soxla nañu secteur agricole bu dynamique secteur agricole boo xam ne ñëpp daañu si gis seen bopp opérateur bi moo xam baykat bi moo xam gouvernement bi moo xam keneen ku munti doon rek nañu booloo lëkkaloo waxtaan parce que itam Sénégal war na mën a gën a jariñu ci li nga xam ne di mbay mi parce que mbay secteur bu am solo la say mën a am bras digression la parce que tam immigration clandestine mi ngi fi te pourtant ndaw yu bari yiy dem amaana mbay bi waroon na mën leen employé ba nga xam ne daañu si liggéey dëgg la ñu ngi Prodac ak DAC yi dëgg la PRACAS bi lancé nañ ko dëgg na Agropole lancé nañ ko dëgg la nangam waaye nañu gën a yokk effort yi rek ngir ndawu Sénégal ngir doomu Sénégal ngir baykatu Sénégal ñëpp mën cee gis seen bopp Sénégal jëm sa kanam. ma lay jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Mbow jaajëfal Serge Malou nekk directeur financement partenariat avec les organisations paysannes jaajëfal Ibrahima Thiam mi nga xam ne moo jiite syndicat bi boot agriculteur maraîcheur éleveur jaajëfal El Hadji bu Gumbala moom it nekk président régional bu opérateur privé stockeur yi amoon mbégte nag ci tey du ñu leen indil di mbay mi rawatina gerte gi nga xam ne ñi ngi ci njënd ak njaay mi la nga xam ne moom lañ ci gis ni rëq-rëq ak la ca jot a baax lépp waxtaan nañu ko am yaakaar ne xëy na jariñ la ci ñi nga xam ne ñoo koy seetaan di leen jox nag dig daje alxamis bi ñu jëm ak beneen thème ci 90 minutes chrono jaa ngeen jëf